benn yoon boo nga xamante ni bu la fekkee Sénégal rek la tey woo ko chaque année rek yow di nga fa teew ànd ak sa askan ngeen bokk dund li nga xamante ni mooy mbégte ba ngeen fay dund waaye ngeen ànd bokk yow ba ngeen fay dund tam aussi loolu lan la lay def monsieur le maire. waaw dafa rafet parce que xam nga ku wax salaatul tasbih jànguma alxuraan bu baax nag mais sa xel day dem ci El Hadj Ibou Sakho bu Rufisque bu Tëngéej man ma nekkee xale may jàngee lycée Abdoulaye Sadji boobu laa commencé dégg salaatul tasbih mu ko doon def fële côté sooy dem Mbour côté campement Ngexoor te yàlla def doomam di ko def fii Tivaouane Peulh ànd ak ci El Hadj Oustaz Abdoulaye Ka kooku suñu wëllëre la suñu kilifa la suñu lépp la ñu koy nuyu au passage di ko xam ne toujours moom wàññiwul Tivaouane Peulh mais dafa yokk Tivaouane Peulh Oustaz Ka bi mu ñëwee Tivaouane Peulh vraiment tey ku ñëw fii ci terrain football nga xam ne alhamdulilah islam baa ngi avancé bu baax a baax ci dëkk bi donc sant yàlla di nuyu imam ratib bi aussi au passage parce que lépp ñoom la ak chef du village parce que dañ ne ku muñ quoi donc dëkk bi métti woon na ñoom bi ñu nekk imam premier imam ak yooyu métti woon na su demee tey ñuy wax ne Tivaouane Peulh am na ay ñaata ay fanweeru jàkk ak ay juma sant yàlla bu njëkk da nga doon bëgg wàccee kaamil sax da ngay dem Kër Massar wala nga dem yeneen dëkk yi mais tey alhamdulilah jàkk yi dañuy wàccee kaamil l'islam baa ngi avancé daara yi mu ngi dox juma yi bëri na nodd yi footu ne ñu ngi nodd donc loolu lañ doon ñaan Tivaouane Peulh li may wax rek sant yàlla la képp ko ñaan moo fi am képp koo xam ne yaa ngi ñaanal Tivaouane Peulh jàmm dëkk fii di nga gis sa bopp avant. sa relation ak ñi nga xamante ni ñoo fi toogal ci wàllu diine ji ndax li ngay def d'accord yaa ngi bokk ci njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick waaye yaakaar naa bu murit bi wootee monsieur le maire yaa ngi fa Tijaan bi wootee yaa ngi fa bu xaadar bi wootee yaa ngi fa bu keneen ak keneen woot yow daal Tivaouane Peulh képp ku fi woote affaire religieux rek bu ñëwee dina fa fekk kon donc tam aussi loolu tam aussi dañ la ciy sant bu baax a baax di sant tam aussi disponibilité bi nga xamante ni yàlla may defal na la loolu te ku woote ci Tivaouane Peulh rek incha allah yow di nga fa teew te boo ñëwee loo si man rek di nga ko fa def mais tam dañ lay laaj tam aussi Tivaouane Peulh fi mu toll nii monsieur le maire élection yaa ngi jub si leneen li ngi jub si lan ngay wax ni comme que nag yow la yàlla dogal yow yaay premier adjoint au maire lan ngay conseiller ak ban message ngay jox ci Tivaouane Peulh ak ban qualité ngay wax pour na ñëpp àndandoo dal xam ne Tivaouane Peulh ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lan nga am ci looy wax ci loolu. merci dama lay tontu d'abord sa première question bi rek parce que foog naa ne ku nekk njabootu sëñ Seydi Alaji Malick Sy bu Tivaouane ak Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba lépp benn la ak ñëpp man damay dem Touba damay dem Tivaouane damay dem Laye bañ na ko sama jabar la ci foofu la jóge donc ñoom ñëpp c'est la famille di lancer un appel aux Sénégalais aussi nañu xaw a kii parce que souvent man damay xaw a kii loolu que kii fii la far kii loolu nekkuma sa sama bopp nekkul sa sama bopp man tey ñëpp benn lañ parce que ku xam dëgg keroog maa ngi dégg ñoom ay cousin ak cousine lañ donc loolu sant yàlla la donc fekk benn man nag ñun ay xale lañ ay jeunes lañ ñun ñii ñoo bokk génération li ñuy ñor rek mooy Tivaouane Peulh li ñuy ñor mooy l'islam bi ñu nekk parce que lépp loo fi jaay day jeex waaw l'islam nag ci xale foo naa ne parce que di nga toll foo xam ne nekk ci politique bi lu ne ngay gis mais nañu fàtte aussi nañu xalaat addina bi saxul man loolu toujours nii tey dama woor et pourtant sànq maa ngi may invité ñu mais yow da nga dox yow yaa nekk parrain bi ngay woor et pourtant c'est à manger déedéet parce que nit ki da ngay sóoraale ëllëg lépp loo fi am day jeex day dem donc nañu xam ne ay jullit lañu yàlla def nañu jullit donc man de dina lancer un appel képp ku aye ci ñi nga tudd ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah soo aye mu ñëw wuy si la waaw ñeneen ñi sax même ñu ko dul kii même yeneen kii yi ñu leen di wuy si parce que c'est normal nit ki li mu gëm rek da ko ci jàppale donc loolu laa amoon li ma lay wax di wax ne aussi comme li nga wax ci Tivaouane Peulh moom appel bi may lancé mooy ci politique bi bëggu moon dugg ci politique comme tey l'islam moo ñu tax a jóge
donc dinaa gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne Tivaouane Peulh amul Tivaouane Peulh comme li ñuy wax benn bopp la bëriwul ay kii parce que nit ki aussi da ngay gëm yàlla xam que ne nit yàlla moom mooy jiital ki yàlla jiital ñu jàppale ko loolu la l'islam wax jànguma alxuraan nag mais dëgg naa ñu tari aaya yooyu donc di wax ne nañu dal rek ñun ñëpp nañu ànd dal di ñaan li gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def loolu moom moo ñu ñor ki nga xam ne moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla teg fii donc loolu la ñuy ñaan kilifa yi loolu la ñuy ñaan et puis incha allah loolu mooy am parce que mën nañu wax ne président Macky Sall def na fi 7 ans su dee def na dara wala deful dara sénégalais yi xam ne donc sénégalais yi ñooy voté am nañu droit aussi c'est la démocratie man je suis apériste mais tey damay ñaan nit ñi nañ nekk benn parrainage bi damay kontaan parce que ñii dañuy dugg fii ñii dugg fii ñu tase kafante kalante ree mais loolu dafa neex ça c'est ça le Sénégal loolu mooy Sénégal te loolu la ñu ñaan yàlla mu continuer donc ñun ñëpp benn lañu di ñaan yàlla def ci Sénégal bi jàmm def ci Tivaouane Peulh jàmm def ñëpp képp ko xam ne comme atu jullit la ñu nekk at bu bees tey la ñu dugg ci at bu bees bi donc dañu ñaan yàlla fekkee ko déwén yu bëree donc maa ngi leen si invité Dental TV incha allah rabbi dinañ si gën a waxtaan incha allah mag biir dentaltv.com kon nii lañ ko bëgg a def toppal nañ leen reportage bi dem nañ ci imam Abdoulaye Ka mi nga xamante ni moom moo initié lii dem ci ki nga xamante ni mooy chef de village mu joxe contribution ñu ñëw ci ki nga xamante ni nag mooy premier adjoint au maire dëkk ci dëkk bi nga xamante ni fu nu yewoo gis ko lu nu soxla bu ñu xëyee fëgg buntam mu fekk suñu ci loolu tan xam luwul kenn loo xew la boo woowee monsieur le maire dana ñëw ànd ak délégation mu yëkkati alal def ci kon mbokk yi ñu ngi yëkkati jotaay bi kon nag ñu ko defee rek monsieur le maire yaakaar naa am na loo dese waaw di leen lancer un appel rek xam nga dañuy wax lu am solo Tivaouane Peulh est né en 1968 2018 Tivaouane Peulh ren la am juróom fukki at 50 ans ñu bëgg ko fête incha allah mois de novembre di invité Dental TV mu liggéey ci liggéey bu am solo dès maintenant donc jàppuñu date yi mais c'est en mois de novembre incha allah rabbi ci la ñuy fêter suñu cinquantenaire Tivaouane Peulh ci lay fêter cinquantenaire donc à part cinquantenaire c'est centenaire